ngeen jëf mbokk déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu moom mooy soo ko jot ci njolloor gi fa si xibaar fas yéene ko faram fàcce bokk na ci nag lu jëm ci wàllu covid 19 bi nga xam ne église catholique bi nag wax na ne kat dañu oo fidèle yëpp ñu nag amal ay julleeki ñaan loolu nag ñaar fukki fan ci weeru mars bi ñu dëgmal si waaye nag ci ak woor église catholique wax na nag ak évêque yu Sénégal yëpp que nag dañuy dakkal lépp loo xam jëmoon nag ci wàllu ay ndaje yi ni mel ba tey ci wàllu xibaar doon sax nag coronavirus bi mu ngi gën di law ca Matam nag amul benn soppite boo xam ne ko lañ ko ci jukko yi rawatina ay nuyoo ki joxe loxo lu ni mel nañu yéen tamit ci wàllu xibaar ci li nga xam ne rek moom mooy wopp soos du coronavirus li nga xam jël na ko ci wàllu koom ñu ñëw yéen tamit ci wàllu ndox mi ca Kaolack li nga xam ne nag moom mooy jéego yi nga xam ne def nañ ko ci dem sax Serigne Mbaye Thiam mu ngi foon nañ ci ànd ak kii di Adja Awato lu ci moom Serigne Mbaye Thiam tàggat yaram ci gën a fës bokk na ci nag ci coronavirus ba tey ak tamit ndaje mi nga xam ne am fi mu toll nii ci ministère des sports ki ko waxte nag di Matar bi dajeek fédération yëpp ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu coronavirus bi ak tamit ndax dañuy daax waale di jamono tey Alassane Wade moo nekk ci wàllu xarala gi jërëjëf Alassane Wade ci wàllu xarala gi dañ ko do rek wopp si di coronavirus ak tamit église catholique bi nga xam ne nag mu wootee ay ñaan ak yi ne mel loolu ñu jàpp war ko amal na ñaar fan ci weeru mars bi ñu dëgmal si ak tamit ay or église catholique bi nag am ci travers évêque yi ca conclave ci Ndakaaru wax nañ kat dañu bëgg nag dakkal waaye tamit ne nee na lépp loo xam jëm na ci ay wàllu yëngu-yëngu rawatina journée mondiale de la jeunesse woon am nag ci weer wi ak tamit pèlerinage ak kermesse ak yeneen xeetu fête yi Abbé Augustin Thiaw mooy secrétaire général conférence épiscopale Sénégal Mauritanie Cap-Vert ak Guinée-Bissau ci micro Mame Diarra da Silva. voilà monseigneur Sénégal yi ba ñu toogee waxtaan tuuti ñu ne nag nañu génne benn bataxel bii mooy ñaareel bi ndege am na bu njëkkoon a génn te ci ayubés yi weesu jëmale ko ci wax nit ñi ne bu ñu joxe loxo bu bëri ci biir mees te nañu wàññi itam suñu naree communier au lieu ñu communier ci gémmiñ ñu communier ci loxo maanaam nangu losti bu sell bi ñaareelu communiqué bi nag mooy bataxel bi ñu bind nii te démb lañ ko bind ak jagleel ko mbootaay chrétien yépp ci Sénégal dafa dem ci benn ndogal bi mooy lan dañu war a aj lépp li nga xam ne mooy xew-xewu diine chrétien bi nga xam ne dafay indi ay nit ñu bare te xew-xewu diine googu ràññee nañ ci journée mondiale de la jeunesse fa nga xam ne ay waxambaane ak jànk ñoo war a dañoo tàmm di tase at mu nekk ci diocèse yi te ay junney waxambaane ak jànk ñoo fay tase ñaareel bi mooy ñu aj li nga xam ne mooy pèlerinage mel ni pèlerinage diocésain mel ni pèlerinage décanal maanaam kër labbe yu bëri ñu daje mel ni pèlerinage national mel ni Popenguine ñu aj itam li nga xam ne mooy xeetu kermesse ñu koy organiser ci kër labbe yi wala ci yenn diocèse yi mel ni itam xeetu mbumbaay boo xam ne mën na tax ba ay nit ñu bare mën a daje ngir mën a xumbal te loolu dafay tax ba jàngoro bi gën a law gën a yokku monseigneur ci seen wàllu bopp lu ñu wax mooy gannaaw digtal yi nañu dolli ñaan ndax nit ñi itam jiital ñaan gi bokk na itam ci li nga xam ne dina tax ba yàlla xiir ñu lii ñuy mën a may ñu mën a xeex te saafara jàngoro jooju looloo tax ajuma jii di ñëw muy le 20 mars chrétien yi dinañu def jamono bésu koor ak bésu ñaan ci kër labbe yi donc loolu moo tax monseigneur yi bind communiqué bi nga xam ne jot nañ ko wasaare ci biir rajo yi ak ci biir télé yi. ba tey ci wàllu xibaar jox ci ndaje mi nga xam ne nag fi mu toll nii Macky Sall mu moo goote kilifa yu bëri nag ci wàllu réew mi du ñàkk nag mu wax ci wàllu coronavirus bi dañ jël si waat ak Absa Elimane ma ñu yebal foofu ca palais de la République ñëwaat ak yéen ci wàllu coronavirus bi askan wi nag rawat nañ dëkk fële ca Matam donte sax nag am na wopp si waaye nag soppituñ ay amul benn coppite boo xam ne meeko nañ ko ci ni ñuy doxalee xam ne tam ci wàllu gargot yeeg restaurant yeeg ni mel waaye tamit joxante loxo dañ ci ànd ak kii nga xam moom moo nekk Abdourahmane Diène. feebar bii di coronavirus daanaka moom la ñuy waxtaanee saa su ne ndaxte ni muy lawee moo jaaxal askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo fii ci diwaanu Matam waaye nag lu nu mel taxul benn yoon askan wi soppi ay doxalinam ndaxte saa su ne nit ñi ñu ngi joxante ay loxo mu mel ni déggunu benn yoon message yi nga xam ne moom la rajo yi télé yi di joxe saa su ne li waral li nu mel mooy ñu bëri si askan wi dañoo jàpp ne feebar bii di coronavirus mënta yegg si fii ndaxte dañoo jàpp ne tàngaay bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku fii ci diwaanu Matam doomu jàngoro ji mënu fee dund ba tax na ñi fiy dunde daanaka mucc nañ ba noppi boo loolu tax ba ndaal yi nekk ci kër yi ak ci grand place yi foofee de benn pot te daanaka ñëpp ci la ñuy naanee waaye te place ndékkikaay yi foofii te benn pot client yi ci la ñuy naanee
ca l'école yi foofee la gis nañ ni teg nañ fa saabu ak eau de javel ngir élèves yi ak jàngalekat yi ñu daal di mën a raxasu saa su ne waaye nag lu nu mel nag woyu luñ ko ci kër yi kilifa yi nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér-gu-yaram ñu ngi def seen kéem kattan ngir daal di fexe ba feebar bii di coronavirus ba ñu yegg si fii ci diwaanu Matam ba jamono ji amul benn cas bi nga xam ne jot nañ ko nemmeeku fii ci diwaan bi lee mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Abdourahmane Diène li wàllu ñu nag nekk na loo xam ne kat yëngu na lool ndax wàllu coronavirus bi nga xam ne nag moo am dañ ci ànd ak njàngatu kii di Fatoumata Diallo. commerçant ya nekk nag ca allée du centenaire ginnaaw nag bi nga xam ni jàngoro bi di Covid 19 feeñee te Chine ñoom nag nee nañ seen chiffre d'affaires dafa wàcc bu baax mu nekk ak situation bi nga xam ne métti na lool ci ñoom buñ sukkandikoo ci Ahmed Bari. lépp Chine lay jógee ay coton-tige sax almet sax boo xoolee mooy loolu. kon boo amee ni benn mois bu taxaw te ñii dañ ko xëy di ko soxla rek day am problème. am na nag ñu nga xam ne ñenn ci ñoom dañuy mujj di dem fi nga xam ne moo di Inde wala Turquie ngir mën a jënd ay marchandises. man moom Chine rek laa doon jëlee quoi mais am na ñeneen ñu jëlee ay feneen ay Turquie ay Inde ça dépend ci bagage yi ñu jaay rek. Nigéria sax am na ñu jëlee yeneen bagage mais Chine moom bu amee problème bu mel ni àdduna bi ñëppay am problème. Khadim Niang mi ngi ñaax ay mbokku sénégalais ya nekk ca Tugal ngir ñu toog ca dëkk yooyee kaa bu mujj bi ñu mën a nemmeeku ci Touba doon na leen bu bëgg tubay. gars yi li ñu leen wax nañ toog dal jàmm ku war a wàcc da ngay wàcc waaye dégg teel rek bëgg a daw waaye ñooñu wutuñu fi dara état baa nga waaj a ñëw nañ toog dóor ko ba mu jeex waaye bu ñu dégg teel rek bëgg a daw nañ gore. Bira Kane moom nag beneen jaaykat la mi ngi xamle ni seen conteneur yi mujj yi ñu ngi ko chargé ci 9 mars gi ñu génn waaye nag bu dee nag jàngoro gi dafa wëy fii léegi benn wala ñaari weer situation bi dina metti ndax duñu amati stock te loolu dina am ay njeexital ci seen wàllum liggéey. parce que boo xoolee actuellement nii conteneur yi nga xamante ni chargé woon nañ leen avant fête mi ngi door a yees ci juste am na boo xam ne dernier bateau bi mujj a ñëw avant fête gi le 9 bii passé la kon boo xoolee actuellement le 9 bii passé nee noonu le mars bi lundi passé moo nekkoon dernier bateau boo xam ni avant fête gi mooy avant feebar bi di feeñ kon actuellement mënaguñoo sentir rupture mais d'ici 1 mois ci kanam wala maximum 2 mois. commerçant yi nekk nag ca centenaire jamono ji ñu nekk di dund situation bu tar ndaxte mënatuñoo dem fi nga xam ne moo di dëkk bi di Chine ngir jëndi marchandise li ko waral nag moo di jàngoro yi coronavirus bi nga xam ne mi ngi wéy di law ci àdduna wërngal këpp ci noonee la ñuy tàllal seeni loxo di ñaan ngir nag situation bi rétabliru ndax ñu mën a continuer seen liggéey. mu nekkoon kii di Fatoumata Diallo njënd ak njaay mi nag ak jarawat na jógee ca Chine nag dina am loo xam ne jóge na la nga ci wàllu coronavirus bi waaye nag nit yu bëri ñu ngi dem nag yenn dëkk bu demee ne Indonésie kaddu korotal moo nekk Alla Dieng directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal ci micro Ismaïla Marcel Koli. Alla Dieng yow yaay directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal apparition coronavirus bi est-ce que am na njeexital ci importation yi. waaw laal na trop lépp lu jëm ci commerce ak distribution rawatina produit yu jóge Chine. parce que suñu membres yi yàgg nañu dem Chine depuis plus de 30 ans am na ñoo xam ne dem nañ ba am ay clients yu réguliers léegi nag suñ mënatul dem ndax feebar bi dana am ay stock yu fi nekk yoo xam ne nii bu wàññeekoo yenn njëg yi dana yokk parce que produit bu commencé rare rek prix yi day yéeg te moment bi ma lay wax ne am na suñu membres yi fa jënd ay conteneurs fay transport bi fay assurance et tout waaye bagage yi mënul déparé Pékin wala ci port d'embarquement yu Chine pour ñëw Sénégal li ko waral dañu ragal feebar bi ànd moom te loolu aussi lu yanu maanaa la waaye nag comme fléau mondial la fi doon xalaat nu muy taxawee nu muy stoppé daanaka mooy stratégie bi ñëpp di jublu que di wax sax daan marchandise dana manqué wala du manqué mais feebar bi moom impacté na économie Sénégal ba mën na maa joxe sax ay chiffres 30 ba 35%. jamono yi est-ce que am nga yeneen possibilité yeneen destination yi ngeen jot a jël. waaw Chine nag moom dañ koy wax l'atelier du monde maanaam lu bari lu ñu soxla ci àdduna bi Chine koy jëlee en tout cas xew na depuis at yu yàgg maintenant nag ndax am nañ beneen alternative am na suñu membres yu daan jëlee ci seen produit yeneen pays Schengen wala Japon wala yeneen am nañu daan jóge aussi jëlee ay produits Amérique rawatina cosmétique maintenant léegi nag li fi sës mooy changer destination te démb rek barki dem ñu war a am ñetti fan suñu membres yu nekk Indonésie ñu ngi lay woon ñu Jakarta ñu capital kon fekk na ñoom yàgg jëflante ak ñoom wala ñu commencé faa dem ginnaaw bi Chine amee problème waaye àla kulli alin du am stratégie bu UNACOIS tëral ne membres yi nañ dem fii bàyyi fii déedéet client bu nekk suñu membre bu nekk am ay fournisseurs yu nekk bitim réew yoo xam ne yàgg ngaa jëflante ak ñoom su fii baaxul fële baax donc bu dul Chine nekk Indonésie wala nekk beneen réew wala nekk Japon wala ci pays Schengen yi donc commerçant bu nekk am na droit approvisionner fu ko neex.
ñu wax si li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu ndox mi ca Kaolack nag loolu war na nekk loo xam ne kat ñu ko am nag mu ngi bëri lool kàddu yi ko moom nag Serigne Mbaye Thiam dugal nañ toll ci rek 20 milliards ak ñett kàddu yi ne mu ngi ko xamle ci ab CRD bu amoon démb dañ ci ànd ak kii di Ajaratu Tawa Thiaw. diwaan bii nekk Kaolack day mën nañ ni jot am ndox moom lu fi jàppandi na am na sax barab yoo xamee ni sikkat téeméeri doomu aadama yu fay dund daanaka juróom-ñeent fukki ak juróom dinañ jot am ndox loolu day moom moo génnee ci CRD bi nga xam ne si moom lañ jagleel wàllu ndox ak assainissement te mu amoon ci àjjuma ji wante nag qualité wu ndox mi day daanaka moom moo nekk jafe-jafe ci goxaat yu bare yoo xamee ni si nekk nañ ci biir Saloum ndaxte kat nee nañ taux de chlorure ak fluor bi nga xamee ni si nekk na ci kawe na lool ba weesu sax li nga xamee ni si kat moom la norme yi wax ngir fexe nag ba féexal askan wi nguuru Sénégal fas yéene na ci indi saafara looloo tax ci diggante 2020 ak 2025 kat lu mat $23 milliards ci suñu xaalis day ci wàllu investissement fas yéene nañ koo def ci diwaan bi ci ay réalisation yu bare ñu nemmeeku ci nag ñaari station yoo xamee ni si kat dañ ciy def traitement wu ndox moomu su ko defee mu mën a sell yooyu kàddu ñi ngi ko nungoo ci jëwriñ ji di Serigne Mbaye Thiam ñu dénk ko wàllu ndox mi ak assainissement. fii ci Kaolack problème bi nga xam ne moom lañ fi gën a am mooy conduite principale bi indi ndox mi nekkoon 4 kilomètres 500 ñu defaroon 2 kilomètres yi te mu yàqu woon doon indi ay perte ndox li ci des ci weer yi ñëw danañ ko defar beneen bi ci am solo tamit fii mooy ndox mi nga xam ne neexul am na benn station bu ñu fiy def ñaari station la sax liggéey bi yëpp fukki milliards la pour neexal ndox mi fii ci Kaolack waaye problème boobu dafa génn Kaolack laal aussi yeneen gox-goxaan li nga xam ne moom la ñu def mooy fële ci Sine Gambi ak ci boori Kër Madiabel ak fële ci Malam Odar gis nañ fa ndox mu nekk ci suuf mu neex waaye liggéey bu baree bari ak xaalis bu baree bari la laaj pour indi ko ci gox yëpp ñi nga xam ne ñoo ko soxla mais gouvernement bi mi ngi ciy liggéey. élus locaux yu bari yoo xamee ni si kat ñëwoon nañ ci ndaje moomu daanaka wax nañ yenn forage yoo xamee ni si panne ci seeni gox jëwriñ ji di Serigne Mbaye Thiam di dalal seen xel nee na loolu day am na benn programme spécial boo xamee ni si danañ ko jagleel su ko defee ñu mën leen a defaraat ñoom ñëpp Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. du ci loolu sax kii di Serigne Mbaye Thiam di ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi ak assainissement ba tey mënu caa leeral ci micro Adja Awa Thiaw. waaw ci mbirum assainissement maanaam sellal ak setal ci biir kër yi gis nañ ne soo jëlee réew taax yi fii ci région de Kaolack ñoom ay jéego yu mag def nañ ko ci assainissement en milieu urbain. fi ñu amee problème nga xam ne Kaolack ci région yi nekk ci ginnaaw la bokk ci Sénégal mooy li ñuy wax assainissement en milieu rural da ngay gis ay kër yu bari yoo xam ne yi xëy na sax gaanuwaay amu fa léegi ma wax ne normalement kër soo ko defaree gaanuwaay dafa bokk ci kër gi kenn warul a xaar ne gaanuwaay gouvernement moo ñëw di la ko defal waaye gouvernement bi ak président Macky Sall bi mu gisee ne loolu dafa faible ci Kaolack mu jël benn programme boo xam ne bii 25000 latrines maanaam ñaar fukki junni ak juróom ci ay gaanuwaay yoo xam ni dañ ko jagleel région de Kaolack pour def ko pour ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu dimbali leen pour ñu am latrines yooyu waaye loolu liñ ci jublu mooy ñu ñaax kër yépp pour que gaanuwaay suturluwaay ñu def ko ci seen kër parce que loolu dafa bokk aussi ci set ak ci sellal mais programme boobu ci at mi incha allah dana démarrer dana ci waxtaan ak autorité administrative yi waxtaan ci ak maire yi ak ñi ko war a seq yëpp. ci ministre des collectivités territoriales développement de l'aménagement du territoire Omar Gueye amal na tey ci suba nag ca Ndar lancement démarrage travaux construction bu digue protection bu Langue de Barbarie di ab mur boo xam ne ka lañ ko def mu toll ci rek 2150 mètres yoo xam ne ñu ko taxaw nag lépp lu jëm ci Langue de Barbarie bi Omar Gueye ñu déglu ko mu ci leeral ci micro Yves Tendeng. ñu ñëw fi tey mooy président Macky Sall moo ñu fi yebal wax ñu lancer projet bi mais yéen ñëpp xam ngeen ni contexte bi ni mu mel moo tax defuñu ko mu am population yi ndax buñ leen ko yëgaloon wóor na ma ni fii kenn du fi xaj mais ñun ñoo ko bëggee noonu amul bâche amul tribune amul chaise mais jaadu woon na projet bu am importance bu mel nii buy tàmbali gouvernement bi président Macky Sall yónnee fi ànd ak ambassadeur bu France ànd ak AFD ànd ak mairie bi pour ñu mën ko lancer projet bi nag dafa am yoon bu mu jaar yoon bu njëkk mooy 12 décembre 2017 ministre Mansour Faye bi mu demee France dafa am possibilité wax ak président Macron wax ko mbir mii nga xam ni mbir mu am bu metti la pour Ndar
bi ko président Macron déggee mu waxtaan ci ak président Macky Sall ñoom ñu ñëw fii le 3 février 2018 yéen ñëpp a ngi fi woon ñu ñëw xool mbir mi daal di jël décision ni dina am luñ ci dugal lu takku pour def liggéey bi liñ ci dugal nag mooy fukki milliards ak juróom gouvernement bu Sénégal ak AFD financé ko liggéey bu am solo lay doon ci ñaari kilomètres ak téeméeri mètres ak juróom fukk muy 2150 mètres ci guddaay mu doon liggéey bu mucc ayib boo xam ni groupement entreprise Eiffage ak CSE ñoo koy liggéey boobu nag dina war a am diiru fukki weer ak juróom-ñett loolu nag amuñ ci njàqare ndax xaalis bi taxaw na entreprise bi aussi am na expérience ci liggéey yooyu mooy groupement bi te it saytu bi fii lañ koy defee à partir de Saint-Louis gouverneur préfet ak mairie bi daañu ko saytu ñun nag au niveau central aussi daañu saytu liggéey bi pour que benn retard bañ cee am te bu paree mu doon njëriñ. ñoo yéen ci wàllu tàggat yaram doole ko ndaje mi nga xam ne nga am fi mu toll nii nag ci ministère des sports Matar Ba di dalal nag ñi yëngu ci wàllu fédération yëpp ñi koy jiite football basket ak mouvement associatif mouvement sportif yëpp war a waxtaan ci wàllu coronavirus bi nga xam ne nag moom moo lëmbi fi mu toll nii réew mi leneen itam loo xam jëm na ci wàllu coronavirus bi handball bi nag ci tournoi qualificatif aux Jeux olympiques moom tam dàq nañ ko ba jëmmi jamono décision boobu nag tey la ko fédération internationale jël yi fi nag la waroon am ci Espagne loolu nag ci ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom ak ñaar ci ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi nga xam moom lañu nekk fële ci Espagne waaye nag Espagne moom coronavirus bi daf ko laal lool démb sax confédération africaine de football wax na ne kat dafay dakkal lépp lu jëm ci 3e ak 4e journée éliminatoire CAN 2021 bi waroon am ci weeru mars bi nga xam ne nag moom la ñu nekk ndaxte wàllu coronavirus moom moo tax jëm ci wàllu change bi nag dina am équipe médicale bu ñu war a yóbbu fële ne la ngir mu càmbar mbir mi xool fan la wane di mu dekki gëtëm fukki simili ak juróom-ñett moo toftalu ci benn waxtu ñu ànd ak Habsa Elimane wan ci wàllu revue